nañ la ñuy suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal bu baax ci seetaan bi nga ñuy seetaan partout dans le monde moo xam France États-Unis Espagne Maroc fépp rek fu Sénégal nekk di suivre 4appuis ñu leen nuyu bu baax di la ziar tey nag ñu ngi fi Point E ci locaux ITV seet si fi Pène Ngagne Diagne fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo di làmb man de nee naa tey su amul ko war a bind livre ci làmb Pène Ngagne mi lay doon vraiment ndax xam-xam bu rafet bu mu ci am heure bu waxee ci làmb wala mu wax ci combat boo ko dégloo xam ne li muy wax ni ci xam-xam bu leer la ko teg macha allah Pène Ngagne Diagne tey nii ñëwoon fii seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ak actualité bi xew ci làmb fan yi nañ koy nuyu bàyyi ko bu nuyu ngeen si taan ñu dugg ci waxtaan bi Pène Ngagne ziar naa la. dëgg la maa ngi lay fay di fay say internautes yu 4appuis yëpp maa ngi leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. léegi affiche yu mag taxaw na instant bi comme ni ma ko waxee léegi guy gi Reug Reug Balla Bombardier ba ci Modou Lô Ama Baldé muy combat bu mag bi. waaw léegi dama bëgg bu ci nekk na nga defal ma ci sa analyse ñu commencé ko ci Reug Reug ak guy gi. waaw combat la. combat bu rëy a rëy la. combat bu mag a mag la. c'est un très très grand combat. li ko waral mooy d'abord di féliciter guy gi ci li mu nangoo jël Reug Reug bëreeg moom parce que bokkuñu standing nag ci bëre dóor parce que li guy gi def ci bëre góor Reug Reug defu ko ci tàkkisaanu guy gi ci bëre dóor Reug Reug defu ko waaye nag Reug Reug def na ci làmb loo xam ne tour bi mu ci am ak fi mu jaar ci bëre simple ak li mu joto def ci bëre dóor am na méritu bëre guy gi looloo tax moo tax c'est un très grand combat boobu enjeu la boo déggee enjeu ci combat boobu am na ci waaw parce que guy gi ak Reug Reug ku ci ne victoire dafa am fu mu la yóbbu ci làmb waaw. combat capital pour ñoom ñëpp de. ñoom ñaar ñëpp combat capital loo ci mën a dégg défaite baaxul ci kenn ci ñoom ñaar bien vrai que sax da ngay dégg ñu naan Reug Reug nangam déedéet défaite baaxul ci kenn ci ñoom ñaar waaw te it dafa am ay yu ci ne ay défis yu ci ne te défis yi ci guy gi la ëppee parce que day bëre premier combat am après Mor Fadam te guy gi dafa bëgg école de lutte Mor Fadam dundaat amaat beneen kii nga xam ne Mor Fadam du fa jóg ci xel yi yooyu yëpp day joué waaw yooyu yëpp day joué te it ki muy dajeel day koo xam ne kii dafa tëbul rek laaj guy gi Bombardier la laaj la njëkk a laaj la njëkk a laaj moom Reug Reug kon defe naa guy gi xam na combat bi mu jël Reug Reug aussi xam na ki mu jël waaw ñu naan ku ci daan egg de xanaa. waaw dégg lu ma la wax ku ci daan dafa am fu mu la yóbbu loo mës gis nga ñoom ñaar ku ci daan coow loolu mën na la yóbbu ci lu ne ci làmb waaw. combat la de. waaw ci lu ne ci làmb parce que guy gi kii Reug Reug ténor yu bari bëgguñu koo jël guy gi ñëw jël ko muy benn guy gi xam na ne parce que bi mu taawgee laps de temps bi mu toog di hésiter combat bi pour jël ko mais normal na man dama ci àndoon ak moom waaw xoolaat combat bi bu baax a baax doog koo jël man dama ci àndoon ak moom waaw Reug Reug nag moom amu ci woon xaar ndax moom jot guy gi moo doon avantage am waaye guy gi aussi il fallait que mu xool ndax avantage am la du avantage am loolu tamit dama ci àndoon ak moom ci xaar boobu nit ñi daan critiquer dama leen bu leen critiquer parce que lii ñu ko jox la waaw lii ñu ko jox la te Reug Reug kuñ ko jox war nga xool li ngay jël ba pare waaw ndax du ñeexu ñebe waaw mais ñoom ñaar ñu am benn point fort bu ñu niróole muy jàppante seen point fort dafa nekk ci jàppante ñoom ñaar guy gi dafa mën jàppante guy gi Reug Reug dafa mën jàppante waaw ñoom bëre la ñuy def bëre ñoom dañuy bëre ñoom ay bërekat lañu xeex sax mënu ci ñàkk waaye xeex du seen habitude waaye nag combat bu ne ak la mu laaj ak technicien yàlla wër la mu laaj bokk ñu ni ñuy xeexee nag loolooy coow li bokku ñu xeexee waaw ñun ñaar dafa war a am ku ci indi xeex ci combat bi mais mënul ñàkk ñoom ñaar du ñu ñëw rek ne runkum wala nga xam ne bu dee jàpp ñëw rek ne runkum am na koo xam ne kii xëy na fonctionné wul waaye guy gi seen Reug Reug muy ñëw rek foog réaction am Reug Reug gis guy gi di ko song si foog réaction am te réaction boobu mënul nekk lu dul ay loxo te loxo moom foog weccoo loxo am
waaw mënu ñàkk moom wala nga xam ne daal am na koo xam ne daal fonctionné wul waaw te je pense que waaw fonctionné wul ñëw rek jàpp ni ñaari foo ko gisee rek am na koo xam ne bokkul ci combat bi waaw bokkul ci combat bi waaye ponkal museen moom la moom di ñëw te yënguwul am na lu xew am na lu xew am na lu xew léegi benn ñu dernière question ci combat boobu loo xalaat mu jeexee ci bëri wala ci xeex ci bëri laa ko gën a yaakaare kaawoo la tuddee kaawoo yow kaawoo dóor mu daanu déedéet kaawo ba léegi du chute il faut ngeen leeral loolu kaawo du chute kaawo situation la ci làmb situation la ci biir bëri mooy ku ñu dóor nga gëlëm te mën ngaa gëlëm te doo daanu waaw mën nga gëlëm te doo daanu voilà fa ngeen wax luy kaawo kaawo mooy situation la ci biir xeex kaawo situation la ci biir xeex ba léegi yéeg guñ ci chute bi waaw léegi mën na cee am est-ce que kaawo boobu mais kaaw mënul ñàkk mën na am mais jeexulul bëre bi kaaw jeexulul bëre chute mooy jeexal bëre chute mooy jeexal bëre waaw kon ci lan lay jeexee combat bi loo yaakaar ne ci loolu lay jeexee ci bëre wala ci xeex ci bëre laa ko gën a gis ci bëre waaw ci bëre laa ko gën a gis waaw ci bëre laa ko gën a gis waaw laa ko gën a gis waaye nag dóor mu daanu bi dàquma ko ndax xeex la xeex moom lépp mën na ci am waaw combat bi du yàgg de sa xalaat est-ce que dina yàgg ça dépend nag combat bi dina yàgg du yàgg ça dépend ci ku ci ne nan nga mën a maîtriser sa morom am na ñoo xam bon combat bu gaaw ñaar lu koy indi kenn ki dafa mën a maîtriser kenn ki rek waaw dafa mën a maîtriser kenn ki incha allah Tapha Tine Boy Niang combat la dafa ñëw à son heure parce que tamit ku xam nga Tapha Tine ténor la Tapha Tine ténor la tey jii booy tudd ténoru làmb ji ci la bokk Tapha Tine ci la bokk ténor la Boy Niang moo bëgg dugg ci ténor yi mais vu parcours Tapha Tine xëy na mënu koo bañ ndax ku fóotal mbët roccil bar waaw ku bëre ak Ama Baldé bëre ak Guy gi bëre ak Zos mënoo bañ Boy Niang mënoo bañ Boy Niang ndax Boy Niang bëri na ak Guy gi bëri na ak Zos waaw dafa examen ci Lac de Guiers non du loolu sax yegguma ci examen man dama ne bëri na ak ñaar ñooñu te ku nangu bëri ak ñooñu doo bañ waroo bañ Boy Niang ku daanu ci Ama Baldé waroo bañ Boy Niang ndax Ama Baldé Boy Niang c'est même génération la ñu ñoom ay seex lañu seex yu c'est-à-dire seex yu bokkul écurie lañu waaw ay seex lañu yu bokkul écurie parce que ñoom ay doomi làmb lañu déjà doomi làmb lañu ba pare prouvé ba ñëw fii ci antichambre bi waaw kon bu Tapha Tine jëlee kii combat la ca nekk nag mooy Tapha Tine liy pesé ci kawam moo ëpp liy pesé ci kaw Boy Niang bien vrai que Boy Niang dafa jóge ci défaite waaye défaitu apprentissage la moom it foofu lenn la mënoo fot ci ndab bi mag fotaat ci waaw kële it mënoo fot ci xale bu doon dem fotaat ci waaw enjeu ci kon ñoo tolloo enjeu ñu ci war a way ku ci ne risque bi ne fii moo ne fii risque mu gën a gër déedéet risque bi ne fii moo ne fii tey kii bëri nag Lac de Guiers 2 am ci défaite kii bëri nag Ama Baldé amoon ci défaite bien vrai que am na ay victoire ci diggante bi mais victoire yooyu mënul fatt loolu ba léegi kon ñoom ñaar ñëpp défaite interdite la waaw d'accord waaw si biir combat bi nag ñu ne Tapha Tine xeex moo ko arrangé ci combat bi non ça dépend bokkuñu taxawaay bokkuñu taay bokkuñu sax corpulence kon ku ci ne am na loola avantage ci xeex bi ku ci ne am na loola avantage ci xeex bi waaw ku ci ne. léegi dama ñëw si ñu naan ñëpp. waaw tey Boy Niang nan la war a ñëwee nan la war a aborder combat bi su arbitre sifflé. loolu nag moom du ma ci dugg loolu moom. stratégie boo amoon stratégie boo koy teg doo ko. loolu moom bokkul ci un commentateur. buy wax nan la war a duggee ci combat bi loolu conseil la te ñun du ñu joxe conseil waaw. du ma jox conseil dëgg yàlla du ma jox conseil. ku ci nekk lan la war a moytu ci moromam. ku ci nekk lan la war a moytu ci moromam. ku ci ne li nga war a ci moromam li sa morom mëne moytu ko li sa morom mëne. moytu ko. moytu ko waaw moytu ko.
moytu ko. te ñoom ñaar ñëpp l'engagement ci combat boo koy xool. mooy il faut être serein aussi. la sérénité. ci ñoom ñaar laa wax. waaw ci ñoom ñaar. waaw parce que xam nga boo mënee Boy Niang nangam. bon je ne donne pas de conseil. dama leen ne ñoom ñaar ñëpp sérénité. baax na ci ñoom. sérénité waaw. ñu serein. ah serein faut être serein. et puis avoir calme bu olympien. waaw parce que combat bi dafa laaj lu bari côté physique. physique mental. combat bi physique mental. ci ñoom ñaar ñëpp nag. waaw parce que man je parle ñoom ñaar ñëpp waaw. physique mental. sérénité. physique mental ak sérénité. waaw looy def nga préciser ko. waaw ñoom seen combat. précision la laaj ci ñoom ñaar. ku ci ne looy def na précis. waaw na dëggu de. na dëggu de loolu defantu sa morom exploité ko. waaw lu def sa morom exploité ko. macha allah waaw. Lac de Guiers Eumeu Sène bëri woon nañ première fois bi ñu match nul. bëriwaat Eumeu Sène daan ko. troisième combat bi moo nekk nii. waaw. Lac nan la war a ñëwee ci combat bi. kan. Lac moo war a jël si revanche nan la war a ñëwee. waaw mais xam na li ko daanoon ci deuxième bi. Eumeu Sène moo daan deuxième bi waaw. xam na li ko daan ci deuxième bi. xam na ko. voilà rapidité ko daan. rapidité ko daan. c'est-à-dire Eumeu Sène da koo gënoon a gaaw. rapidité ko daan. léegi nag moom xam na li mu war a liggéey. ki rapidité daan. loo war a gën a bàyyi xel. ça veut dire que réflexe. réflexe. attention rapidité ko daan. te Eumeu Sène daa bari feem. daa bari feem parce que da ko jiitu ci làmb ba pare. ëpp ko ci expérience. bu njëkk bi xamante wunu deuxième bi mu étudier ko. léegi nag Lac de Guiers c'est-à-dire Lac de Guiers da lui montrer que mbog naa la. mokkal naa la. loolu rek. mokkal naa la rek su mokkalul Eumeu Sène rek jaaral fu mu jaarul. waaw. mais est-ce que ñu naa seen différence d'âge mën na jouer ci combat bi. non Eumeu Sène mi ngi ci diggu dooleem. mi ngi ci diggu dooleem. mi ngi ci diggu 40 ans et quelque. diggu doole la diggu dooley góor la góor gu foyewul sa bopp. attention Lac de Guiers bu mu wéeru ci loolu. déedéet ay âge yi. compté wu ci bien vrai que. kële moo sut carrière. waaw màggee da ko lu bari ci carrière. waaw màggee du carrière parce que kii mi ngi ñëw ci làmb ji 99. kii 99 la ñëw ci làmb 98 99. kii 2005 la fin 2005 la ñëw. waaw kon moo ko sut lu bari ci carrière. mais ça ne veut pas dire que doole nawul foofu. hygiène de vie dafa am solo te Eumeu Sène am na hygiène de vie. waaw bien vrai que Lac de Guiers xale bu taxaw la. am na doole. waaw mais kële am na hygiène de vie bu ko tenir ba léegi. loolu da nga ci am na ci bàyyi xel moom Lac de Guiers 2. waaw. favori nag 50-50. bon favori nag moom du sama kii. favori mooy faveur des pronostics ngay wax. waaw Eumeu Sène mooy faveur des pronostics parce que moo jóge ci victoire quand même. moo daanoon loolu xam nga dama leen di dimbali. favori ça ne veut pas dire que kii dafa faible déedéet. favori mooy faveur des pronostics. pronostics yi li mu wax mooy Eumeu Sène mu mujj ci kaw. Lac de Guiers 2 kon booy jox coefficient koo koy jox. Eumeu Sène nga koy jox loolu rek la du leneen. ça ne veut pas dire que moo mën waa ji déedéet. dafa mujj ci kaw waa ji war a jël revanche jeex la te ñoom ñaar dañu namante nag waaw loolu coow li ñu waxee ci seen plateau boobu. waaw ku nekk yàkkamte nga combat bi. waaw dañu namante waaw. Balla Bombardier. revanche la. waaw revanche. double revanche. parce que comme ni nga ko waxee Balla Gaye. ah oui parce que kan moo nangu. couronne bi couronne bi ñuy wax ñoom ci Bombardier ku ko nangu. Balla moo ko nangu de. Bombardier moo ko nangu ci moom de. non couronne bi ñuy wax ci Bombardier. ku ko nangu ci Bombardier. non Eumeu Sène. déedéet. couronne bi kan moo ko nangu ci Bombardier. waaw. Eumeu Sène da ko nangu ci Bombardier. déedéet Yékini ko nangu woon. Yékini moo ko nangu woon. moo ko njëkk nangu ci Bombardier waaw. Bombardier. waaw. bi mu ko nangoo ci Bombardier kan moo ko nangu ci Yékini. Balla Gaye. kan moo ko nangu ci Balla Gaye. Bombardier. waaw léegi defal loolu. calculel voilà. du gis nga. enjeu boobu. voilà. loolu nag. lan lay signifier. tey Yékini mi jëlee couronne bi ci Bombardier Balla Gaye daan na ko. déggu li ma la wax. moom laa la wax. xam nga dama la benn triangle laa la defal. de Yékini à Bombardier. de Bombardier à Balla Gaye de Balla Gaye à Yékini. jëleel foofu teg ne. ñëwaatal ci beneen zone bi.
kii moo jël kii bi mu ko jëlee ci Balla Gaye ku ko nangu. Eumeu Sène ko nangu. Eumeu Sène ko nangu. Eumeu Sène. ku ko nangu ci moom. Modou Lo. Modou Lo ku daan Modou Lo. Bombardier. ak. Balla Gaye. waaw. mu nekk ñaari triangle. xool loolu yëpp xool foofu enjeu bi. géométrie làmb laa lay indil. géométrie la. moom laa la tegal nii. nga xool calculer loolu coefficient yi ci biir. gars yi dañu poñante. booy xool booy calculer. soo ko doon calculer tey. teg ko ci taabal ji. nga xool coefficient yi. loolu du neex a calculer de. si Bombardier ak Balla Gaye muy double revanche. mu nangu ci moom roi des arènes bi daan ko nangu ko Eumeu Sène ñëw nangu ko ci moom. Eumeu Sène ki ka nangu ci moom Bombardier daan na ko muy Modou Lo waaw. dafa bari dañu poñante moo tax combat yëpp am enjeu te combat la yoo xam ne combat namante la dañu namante ñoom ñëpp a namante ku ci ne da nga xiif sa morom. mais ku war a def combat bi Balla Gaye Bombardier bu arbitre sifflé. ku war a def combat bi si ñoom ñaar bu arbitre sifflé. ku war a def combat bi. waaw non ñoom ñaar ñëpp def ko combat la ñu. ñoom duñu xaar kii. duñu xaar adversaire. tempérament Balla Gaye du xaar adversaire tempérament Bombardier du xaar adversaire loolu tax seen combat gaawoon. ca kaw la ñu daje rek songante ci suuf. jeex na. crochet rek du suuf. Balla Gaye du xaar adversaire. Balla Gaye lijjantiwul lu adversaire di indi. Bombardier lijjantiwul lu adversaire di indi. ñoo bokk tempérament. xanaa kay foofu da nga naan. rapidité. vivacité. ak sérénité la ma waxoon ca combat bale moo ñëw foofu moo ñëwaat ci bële. waaw foog rapidité sérénité parce que ñoom ñaar du ñu xaar adversaire. ndax ñoom ñaar amuñu habitude sax di reculer ci adversaire. ñoom ñaar mën nañ dem latéral nag. waaye recul. doo leen gis. bala nga xam ne ku ci reculer day. am na stratégie beneen boo génne bu nit xamul. waaw mais ñoom ñaar du ñu xaar adversaire. Balla Gaye du xaar adversaire. kii du xaar adversaire. ñoom ñaar ay déclencheur la ñu. waaw tuddee leen ñoom ñaar yëpp c'est des déclencheurs. waaw ñaari déclencheur la. ñu jeexal ci combat bu mag bi Modou Lo Ama Baldé ku mooy combat royal bi. Modou. Ama Baldé. waaw dafa kaaxoogul nag. combat boobu moom mënuma ci wax lu bari. parce que amul matérialisé guñ ko. combat boobu combat yi ma gis nii sax combat boobu mais c'est combat boo xam ne ñoom ñaar dañu yàgg wërante. mu def na point de presse dina ne combat bi tax jot na avance. Ama Baldé ñëpp gis nañ ne jot na avance. man daal balaa may wax ci combat boobu lu sori. ñaari mbër yu toog. seen promoteur toog. waaw bu boobaa daal dinañ ci mën a wax lu sori. mais amagul matérialisé guñ ko suma kanam boog ma gis bokk. mais li mën a wóor daal mooy combat la bu ñëw ci heure am. parce que ñoom ñaar dañ doon wërante. ñoom ñaar yàgg nañ ci mbapat ba ci arène peut-être Modou Lo moo ëpp chance su njëkk ko ci arène. yegg fi mu yegg. waaw kon je pense que tey jii Ama Baldé ak Modou Lo Ama bëri na lu tax mu war a mën a bëri ak Modou Lo parce que Modou Lo booy xool. carrière moo gën a yaatu carrière ñoom Balla Gaye ak yooyu parce que Modou Lo dafa teel a dugg seen biir bëre fa bay dellu siwaat ci nouvelle génération
est-ce que Balla dina ko man est-ce que Bombardier dina ko man est-ce que ñoom dinañ ko man c'est ça parce que Eumeu Sène moom def na ko. bëri naag ñi muy bëree ba wàcc ci ñoom Balla Gaye. Gris Bordeaux aussi. mais yàlla mayul chance ñëpp loolu Modou Lo yàlla may na ko mi ngi dellu si waat ci nouvelle génération mën a àndaat ak ñoom waaw moo tax combat derby la waaw kooku mooy derby waaw combat boobu moom derby la je souhaite que mu matérialiser wu ndax gars yi dañ ko bëgg c'est le combat le plus populaire nag des combats combat bi gën a populaire ci combat yi mooy combat boobu waaw vu les deux lutteurs waaw seen ginnaaw ak seen dayo ak fi ñu dëkk ak ni xam nga combat boobu Modou Lo Ama Baldé ci géew attention quel combat waaw quel combat parce que la ca laxasu dafa bari waaw mais seetaan nga Modou mu bëre seetaan nga Ama mu bëre ñun nag ñoo ne seen bëre dafa opposé ñoom ñaar seen bëre dafa opposé ki combat yi gaaw lay day bëri ki combat yi yàgg bokkuñu ay kii xam nga ñoom muy Modou Lo di Ama bokkuñu tempérament d'agressivité bokkuñu tempérament d'agressivité waaw bokkuñu ay tempérament wu aborder combat waaw looloy coow li waaw looloy coow li waaw looloy coow li bokkuñu ni ñuy aborder combat waaw bokkuñu ni ñuy aborder combat loolu mooy différence bi waaw bokkuñu ni ñuy aborder combat waaw bokkul mais ku ci ne yaa nga qualité boo xam ne sa morom yoru ko waaw ku ci ne gis naa ci yow qualité boo xam ne sa morom yoru ko waaw sa morom yoru ko bokkuñu sax ni ñuy attaqué combat d'ailleurs waaw bokkuñu ni ñuy attaqué combat waaw kii day abrégé kii mba day abrégé combat kii ñaar yëpp da koy def waaw Modou Lo day abrégé combat day yóbbu à l'usure waaw mais Ama moom li mu gën a gaaw moom mooy abrégé combat waaw def li muy war a def ni génn ci moom ay na ci waaw mais confiance bi mu am na noo ko gisee Ama ba egg ci sax danaan confiance bi mu am nii ba egg ba dem ba di wax naan bu doon sama roi ni ma leeree ba mu sama àjjana leeree woon noonu sax ma dee waaw mais kenn du dem ci guerre naan damay daanu confiance lay jox boppam di ko jox ay supporters am c'est normal c'est logique soo demee Modou Lo loolu la lay wax danaan la dama koy duma daan ko neexu ñebe waaw danaan ko duma neexu ñebe duma daan ko kee tamit danaan damay duma daan ko ñoom ñaar ñooy tempérament gagneur la ñu yor ñoom ñaar muy Ama Baldé tempérament gagneur la yor kële tempérament gagneur la yor ñoom ñaar te xoolal ku ci ne ñoom seen i bés combat ñoom ñaar ku ci ne sa bésu combat day yegg ci sa bésu combat Modou Lo muy bëre rentrant ba day neex bëre ba day neex Ama Baldé muy bëre rentrant ba day neex bëre ba day neex waaw looloo tax seen combat booy xool mooy combat bi gën a populaire ci combat yi waaw. xam nga ci xeex bu yàgg xeex bu metti loo ci xalaatul ma nga ca combat boobu. arbitre génn seen diggante rek. laay ku fonctionné wul di nga am loolu waaw ku fonctionné wul keroog di nga am loolu metti ñoom ñaar kenn du ci may kenn lenn ku ci jekku sa morom da nga koy kii waaw da ngay def li la gën ci moom. attention lu ñu mayee dara ñoom ñaar waaw. ma gis Eumeu Sène ba rek Modou Lo jël tànk bi 3 fois 2 fois xamuma 3 fois loolu amee ci combat bi am na ba di jël tànk boobu lan moo ci mën a am. ça dépend fan lañ koy jëlee ban temps la jëlin bi fan la jël yi dafa am temps. calculer nga ban temps la ko jëloon. comme Eumeu Sène bi. waaw jàppoo ko. xam nga jàppoo ko. xamoo ban temps la ko jël. ban temps en temps jëlin yi du benn. jëlin yi du benn. ku ne yaa xam ni ngay bokkee sa yëf. bokkuñu ay jëlin de. waaw bu ko jël foofu. tawul jël ko ci biir bëri la ko jëlee mayu ko de. waaw. ci biir bëri la ko jëlee mais mayu ko de mayu ko tànk bi de dafa bëri ba jël tànk bi waaw waaye ba mu koy jël ci ban période la ak na mu ko jëlee bokkul loolu kenn mu bon mënoo ci commentaire waaw ça dépend waaw ça dépend waaw ça dépend ci combat ba ca nañu bëree ba nga jël tànk waaw mais léeg-léeg nga jël tànk nag te du yoon waaw du tànk yëpp ay yoon nag waaye déet léeg nga jël tànk yoon la mais léeg nga jël tànk du yoon waaw bëree mel noonu waaw et puis taxawaay yi du benn waaw déet taxawaay yi du benn ci jëlin tànk nit am na nu muy taxawee jox la tànkam nga jël tànkam bon daan ko yomb mais am na nu muy taxawee nga jël tànkam pour daan ko day jafe loolu day am te ku ci ne mën ngaa jël sa tànku morom
ku ci ne mën nga jël dina coppet sa tànku borom. mais Modou farlu ma ko mu gis jël farlu ma ko di gis mu jël tànk de lu bari. gisoo. Modou Lo rarement laa ko gis mu jël tànk mu jàpp tànk. muy jàpp. tànk muy jëli tànk quoi. déedéet jëli tànk xam nga tànk doo ko fekk rek dem li ci barec waaye dafa am lu la koy may daf ko gisugul su gisee lu jar jël tànk day jëli tànk waaw mbër moom lu mu jàpp lay wër rek waaw mbër moom bu bi sifle waaw ginnaaw dóor yi lu mu jàpp lay wër rek muy tànk muy mbagg ak muy kii lu mu ci jekku da koy jël waaw loolu moom am na waaw. léegi ñaari question lañu jeexale ci combat boobu. mooy boo doon moytuloo Modou si Ama loo koy moytuloo ci Ama boo doon moytuloo Ama ci Modou loo koy moytuloo ci Modou Lo. kan la. ñun naa ku ci nekk lan nga koy moytuloo ci moroom. sa morom yegg la fu mu la warul yegg rek ku ci ne. na nga moytu sa morom yegg la fu mu la warul yegg nee naa la ñoom ku ci ne ku ci jekku sa morom doo ko baal. waaw ku ci ne na nga moytu sa morom yegg la fu mu la warul yegg rek. waaw. loolu moom maa ngi leen koy wax ñoom ñaar. way waaw ndax combat bi fi mu leen toll. ñoom ñaar attention. ñu ne man ko làmb mën na fa jaaree egg dellu fa niveau ba mu nekkoon ci combat bi. maanaam mën na delluwaat làmb fa mu nekkoon daal. ci kaw feebar bi jeex rek ci kaw feebar bi jeex rek. feebar bi daal bu fi jeexee takk. làmb ma nga fa mu nekkoon. parce que làmb mbooloo la. làmb mbooloo tax. mbooloo taxee tamit. làmb mbooloo koy seetaan. waaw. dernière question ci combat boobu seen doole est-ce que mën nañu ëppante doole jour combat bi. ñoom ñaar. waaw ku ci ne am nga doole. ëppante doole bi mooy élimination. te loolu ci biir bëre la. mën na la ëpp doole nga éliminer ko. éliminer dooleem. bëre. intelligence en mouvement la. waaw nit mën na la ëpp doole nga éliminer doole ji. waaw du question doole du bëre mën nga ëpp nit doole moo éliminer la. waaw moo éliminer la. waaw c'est l'intelligence en mouvement. waaw nit mën na yor doole te du ko mën a jëfandikoo. nit yor tuuti doole jël ci sa doole daan la ci ah. seen bataille psychologique nag est-ce que mën naa bataille psychologique. non ñoom ñaar ñëpp ay mental dañu am mental. Modou Lo dafa am mental. Ama dafa am mental. waaw ci bëri. waaw dafa am ci bëri mental kay am bëri ci mental. dañu lambe ñoom ñaar. dañu lambe waaw. mystique nag mënuñ ci ñu jàpp kenn jour xalaat mystique nag moom kaay wax la. ku ci xef sa morom lu ci waay xam nga wolof nee na lu waay laaloo mbépp nga amul. waaw. mystique. lu waay laaloo. te amoo mbépp. sa laalo saful. waaw loo ci xalaat rek ñoom dinañ ci dem. ci mystique loolu moom bul ci sax sonn. waaw macha allah am na solo waaw jërëjëf. am na solo waxtaan bi am na solo trop Père Ngagne. ci merci. kàddu gu mujj gi lan lay doon ñu jamale foofu. di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla bon liggéey bi ngeen gën cee gëstu. waaw gën cee gëstu lamb histoire la dañ koy jàng et puis comme da ngeen ko jël bëgg cee am li ngeen bëgg da ngeen ci gëstu. waaw di ci wax loo xam ne dina jariñ nit ñi wala xam-xam. waaw bëgg a wax rek bu mu la tax wax xamal li ngay wax lan la te li ñu lay wax nag ci teg loxo te ngeen gëstu làmb dañ koy gëstu y a des histoires d'autres histoires ci làmb ngeen gëstu ko mën ko won internautes yi nit ñi di gën a xam di ci gën a jànge waaw di ci gën a jànge c'est très important waaw ci gën a jànge surtout di gën a xam luy làmb ak culture làmb te puis bu leen yem ci bëre waaw fexe leen xam li ëmb làmb yëpp l'aspect culturel de la lutte moo gën a riche. waaw moo gën a riche yooyu tamit na ngeen ci gëstu xool ko de profondeur te làmbit aussi histoire la ndax démb la woon. waaw bu ñu mënee di xam làmb ji origine làmb yi ak yooyu am na solo ak l'histoire des xam nga sànq maa ngi lay wax diggante kaw. waaw xam nga léeg-léeg nga dégg ñu ne boot na ko. waaw boot en français mooy lan porter. mais loolu chute amu ci botti la ñuy wax. boot ko après botti ko yooyu yëpp. mën na doon ay rubrique yoo leen mën di def ay émission ñu ci xam lu bari je vous le conseille di ko conseiller sa morom yëpp aussi. mais xalaat nga bi un jour nga bind livre ci làmb. livre ci làmb mën nga ko bind que mën nga ko wax. mën nga koy tari. bind bi aussi daf fi des. li ngay wax it di ko mentionné bon li ma dajale ci ay kiiwu làmb livre la xëy na kay da nga naan kañ laa koy matérialiser waaw mais loolu
waaw loolu bu ma ko jot mayee ak moyen dinaa ko def incha allah. macha allah ah man de damay wax ne su waroon am ku bind livre ci làmb yow lay doon te aussi boo ko bindoon tamit dinaa bokk si ñi koy njëkk a dem. waaw ñi ko mën a bind bari na. yàlla xam na ko. fii ma toog xam naa ñu bari ñoo xam mën nañ bind ci làmb. ci livre ci làmb. wallaay xëy na peut-être damay am occasion rek di wax ci rajo bi. ba télé bi ñu gën maa xam. mais ñi ko mën a bind bari na de. man am na ñoo xam ne. xam naa leen. ñu ci bari ñenn ñi ñemewuñ sax wax ci rajo yi. bon parce que man damay topp làmb ci côté yëpp. waaw xam naa ñoo xam ne c'est de grands professeurs. ci làmb. waaw ci làmb waaw parce que dañ ko fekke waaw dafa am yu bari yu ñu fekke ak yooyu tamit da nga ko ci sóoraale. mais li ma la wax rek bu ma ko jot mayee te it ak moyens yi. du ñàkk xëy na dina am loo fi bind bàyyi fi nit ñi di ko xool. boo du ñàkk mais xam naa ne moom bind naa ko ba pare ndax li ma bind yëpp bu ma ko dajalee. xam naa ne ma émission yeeg yooyu. voilà yooyu yëpp boo ko dajalee. c'est livre la rek. waaw xëy na matérialisé bi moo des. incha allah maa ngi koy ñaan yàlla jërëjëf. macha allah Père Ngagne ñu la remercier bu baax ci waxtaan bi am na solo trop ci émission bi di la ñaan yàlla rek bàyyi la fi bas kanam gën a dëgëral taxawaay bi waaw gars yi di la jox rendez-vous beneen yoon incha allah ak beneen invité toujours rek.